mbokki bisimilah ci teewlu bi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci vivre ensemble di dëkkandoo ci jàmm loolu nag moo waraloon waxtaan wi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci li ñu dippee panel magazine contient premier te ñi nga xamante ne nag seen xam-xam dafa màcc wàll wi di ay chercheur ak ay économiste li ñu gis nag mooy loolu daa tàmbalee nax saay ci réew mi kenn jàppaleetul kenn dimbaleetul kenn day baaxul ci mim réew mun na ci andi ay gàkk suñu sañoon nag ñu delluwaat ci li fi maam bàyyi woon leneen it di ay kàngam expert yu waa ñoom ñoo dajaloon tey jile doon xool waxtaan wi nga xam doon xool liggéey bi nga xamante ne soobu woon nañ ci bu boog léegi liggéey ngir jàmm mooy it kaaraange ren ci réew yu bokk ci UEMOA ci fàttali nag réewum Sénégal fii ak ñaari fan dafa fas yéene dalal ab xew-xew bu mag ñu jagleel ko wàll wi dem beeg dikk bi daan ci àddu ci biir xibaar yeeg embouteillage yeeg ni muy faral di bëree di faral di gàllankoor liggéeyu ambulance yi ndax ñu ci bëri ci yenn ci dawalkat yi duñ leen nangoo xajal yoon wi ñu ci des nag sax ña ngi koy nangu waaye li nga xamante ne mooy faral di gën a indi jafe-jafe mooy tali yi ni mu xatee looluy ponk yi mbokk yi bu ngeen taxiloo ñu daal di koy yaatal. mbokki asalaamaaleykum xibaar yi nu ko junjee nañu koy daal di doore nekkinu rafet nem sax mi ngi am ci réew mi ba tey waaye dafa tàmbalee nax saay bu baax loole nag mooy gis-gisu ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci panel bi nga xamante ne magazine contient premier ñoo ko doon amal tey seen xam-xam màcc bu baax ñeneen ñi di ay chercheur ñeneen ñi di yëngatu ci wàllum koom ñu gis ne nag loolee tàmbalee xew ci réew mi di xaajaloo ñàkk dimbali sa borom wala sax dëkk ak nit ki te du ngeen nekk ci jàmb mun naa gàllankoor lu bëri rawatina ñu war a jóge bitim réew daal di ñëw ci réew mi teranga gi ñu di dippee Sénégal di réew teranga tax ñu bëri di fi wutal si foofu rek ñu xool nañu cay delloo te ni ñu ko mën a defee mooy dellu ci li fi maam bàyyi woon reportage Cheikh Hassana Fall. sunu nekkin ci biir askan wi dafa nekk loo xam ne dafa am solo loolu ci àdduna bi mu doonoon mbir moo xam ne fii ci Sénégal daf fi amoon solo loolu waaye ci jamono yi ñu nekk dafa mel ne ab crise am na fi te li ko waral bëri na loolee. yaakaaruma ne yoon bu baax la parce que xam nga yoon bu baax mooy yoon boo xamante ni du bàyyi kenn li ñu tuddee dundandoo bu jekk mooy vivre ensemble ànd dund bu jekk dafay sooxe ndax dafa am ñaari xeet yoo xam ni du ñu laalante bu ma ko doon misaal dama naan xëy na bambara ak séeréer yi. Sénégal nag soo xoolee di nga gis ne problème boobu ñu am nañ ko ndax jafe-jafe bi mi ngi d'abord manifesté woo ci ni nga xamee ni noonu nga gis nit ñi di dëkke ni nga xamee ni noonu la nit ñi di waxantee. xaajaloo ak yenn wujje yu am ci biir société bi mën na tax ba sax yenn saa yi ñu mën a ubbil suñu bunt yenn mbir yoo xam ne jekku fii. yi am ci wet gi te amul ci wet gee day indi jafe-jafe indi injustice indi déséquilibre boo xam ni lu yàqu lu bari mën na faa jaare gën a yàqu. li ma gis ni mooy li ñu nar a gàkkal wala li ñu nar a gàllankoor mooy encore une fois mur yi nga xamante dañu koy tabax ci suñu diggante ki dëkk taax ak ki dëkkul taax ki jàng arabe ak ki jàng français ki nekk ci daara ak ki nekkul ci daara ki baykat beeg ouvrier bi mur yooyu moom laa wax ni Allemagne jàngal nañu ñu. fi mu toll nii ñëpp lañ jàpp mooy faw ñu dellu si waat ci mbirum maam te xolaat nu ñuy defaraat suñu société bi ngir mën a mucc ci yenn yile. modèle bi ma gis ni mooy modèle bi ñu manqué ñun mooy daara bu ñu doyadal te fekk ñu ngi doyadal daara yi mën nañ dem am les plus grands diplômes du monde mais mënuñu régler les crises yu am ci quartier mënuñu ko régler. fexe ba ñaari citoyen du am day am benn citoyen ñu jóge ci benn école boo xamee ni école bi day leen di may ñu jàngandoo lépp loolu pour man dina war a nekk solution. jàngaat ni ñuy dundee nekk ab impératif ci àdduna boo xam ne fi mu toll nii képp koo gis day xalaat mbirum communautarisme te loolee ngir ñu mën koo xeex faw ñu gën a bàyyi suñu xel ne nu ñu bokkoowee ku nekk ak couleuram nekk na loo xam ne mën na gën a jëmale kanam suñu réew mi lee. Cheikh Hassana Fall Sénégal réewum teranga la am na ñuy gisee ni mel ba tey bokk na ci suñu gan yi bàyyi ko ci seen réew ñëw fii ngir amal seen jàng ñu ci bëri sax nangu ñoo ñibbi waaye teranga gi sénégalais yi ñoom it nga ciy bay seen waar bu baax reportage Aline Gueye Souleymane Diallo. Sénégal nekk dëkku jàmm ak dëkku dalukaay ba tax na nit di jóge fu nekk daal di fiy ñëw ñenn ñi
ngir xam dëkk bi ñi ci des daal di fi sax toog. damay bëgg jàmm et puis liggéey damay bëgg liggéey ci Sénégal parce que jàngalekat la et j'aime travail et puis finalement ci Sénégal am naa sama mbokk am naa sama turando et je m'occupe de ma turando et de mes amis. Ça va faire un peu plus d'un mois. maa ngi fi lu tolloog benn weer waaye gis naa ni sénégalais yi ñu ngi ñuy jàppale su dee dañoo bëgg a dem fenn yéen da ngeen baax. Très gentil. ñoom ñi nga xamante ni dëkkuñu ci réew mi di wax ni rek Sénégal dëkku teraanga la. waaye nag yenn saa yi dañuy am ay gàllankoor. donc sénégalais yi pensent que parce que damay weex am naa xaalis du dëgg waay je connais des sénégalais multimilliardaires mais moi amuma auto amuma dara. amuma auto amuma kër amuma télévision ça ne m'intéresse pas am na tere rek mais amuma xaalis. yenn saa yi taximan yi dañuy wax ay prix yu cher alors que man xam naa prix yi. doomu Sénégal bi moom gisee ko neneen. perception la moom ni mu ko gisee la bon dañu bëgg xaalis ci ban sens man en tout cas man li ma liyee ak moom xaalis du diggante bi xaalis nekku ci diggante wu xam-xam la diggante wu nit ak nit. donc sénégalais yi dañuy bëgg xaalis peut-être que muy def dara bëgg a jënd dara sénégalais bi bu ko nax mais yàlla def na moom dafa dégg olof xam na sénégalais yàgg na Sénégal donc mu bëgg a jël taxi par exemple nga bëgg ko ci nax ci yooyu lay wax xam naa quoi mais loolu défaut yooyu fekk dëkk yëpp la. mu am ay tur yu ñenn ci sénégalais yi di woowee ñi nga xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi. moi on m'appelle pas Xonk bu Nopp on m'appelle Toubab et maintenant. man dañ may woowee xonk nopp waaye bëgguma ko si mbedd mi ku ma woowee xonk nopp ma tontu la. Soit je dis oui ku ñuul loo bëgg ou alors je dis tudduma Toubab alors on me dit no tuddu je dis ah soxna si nit la non. Au début c'est rigolo à la longue. biñ ma koy doog a wax ay reetaan la ma defoon waaye nag bu yàggee dafay soof mais nag garaawul. Mais bon après c'est comme ça ici et puis c'est tout hein. waaw mu nekk loo xamante ne dëkk boo dem tamit da nga koy fekk boo sénégalais yi jóge fii dem ci yeneen dëkk am na ay tur yu ñu leen di tuddee mais liñ ci mën a wax mooy rafetul parce que nit balaa nga koy looy gis ci nit mooy niteef bi ngay gis ba pare nit nga jaaxaarloo quoi jaaxaarloo couleur jaaxaarloo ku gàtt wala ku njool ku lii nit nga jaaxaarloo man loolu mooy sama gis-gisu àdduna. dëkk booloo nekk ci jàmm nekk lu am solo ci àdduna ba tax na Sénégal nekk dëkk boo xamante ni nit day jóge fu nekk ngir bànneexoo teraanga biñ fiy wax. mi ngoog ñeneen nag ñi mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllum koom te nekk ci kuréelu UEMOA ñoom nag ñoo doon amal ab ndaje ngir saytu li nga xamante ne soobu woon nañ ci ab liggéey jagleel ko wàllum jàmm waaye it kaaraange réewu UEMOA yi fekk ñaari fan nag réewum Sénégal fas yéene dalal ñeenteelu ndaje bi nga xamante ne comité bu haut niveau bu wàllum jàmm ak kaaraange bu UEMOA ñoo koy amal Tidiane Cissé. ay experts yu jóge ci juróomi ñetti réew yu ëmb union économique et monétaire ouest africain ñoo toog benn place ngir rekk saytu lépp lu jëm ci kaaraange seeni réew experts yi lee jot nañoo évaluer mesures yi ñu tegoon fii ngir rekk mën a xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme. juróom-ñaari at yi liggéey nañ ci lu bari ndax li ci jiitu mooy xam nañu fu ñu jëm ndax dañu yëkkati benn plan stratégique mais lii moom la war a chantier bi. moom la war a génne ci loo xam ne lii ay dox ak ay jéego yi ñu ci war a def. depuis atum 2012 réew yi bokk UEMOA jot nañu teg ay mesures yu bëri ngir rekk xeex terrorisme ak itam mën a développer seeni ay réew. def nañu acte additionnel bi def nañu plan d'action stratégique bi def nañu mécanisme bi prévention des crises et des conflits mooy li nga xam ne lii dañuy natt balaa. crise bi ñëw ñu am jéego yu ñuy war a dox en matière de renseignement ba xam fii menace bi mën a jógee ñu mun ko faagaagal foofu. ndaje biile mu ngi am ci contexte bu métti ci ay réew bu mel ni Burkina Faso wala Mali ñaari réew yi ñoo ngi am ay jafe-jafe yu bëri ngir rekk xeex lii di terrorisme. temps yi gis nañu ay attaques terroristes yoo xam ne ñëw nañu mais li coobare bi mooy attaques yooyu. lii nga xam ne lii teg nañ ko ci chantier bi buñ ko fi teguloon dina gën a métti li bon rek mooy ñu toog di xaar keneen ku ñëw dimbali ñu pour ñu faagaagal ko defuñu loolu chef d'État yi ñoo jël ci seen bopp seen coobare bopp léegi nañu xool ni ñu mën a liggéeyee pour que loolu ñu mën ko wàññi en attendant ñu éradiquer ko. ginnaaw experts yi ñii di ay ministres yu UEMOA la ñuy xaarandi ngir rek ñu amal ñoom itam waxtaan
jëmale ko ci wàllum paix et sécurité loolee ngir rek waajal ñetteel rencontre bu UEMOA nar a amal aljuma ji ci Diamniadio. ñoo wutali ca Ndar Géej ca daara ja fa nekk université Gaston Berger doon dalal ak fukk ak ñetteelu édition talaatay numérique jaarale ko nag ci ab conférence boo xamante ne dañ ci doon wax lan mooy solo sa numérique ci wàllum alam gi waaye it ci wàllum koom gi ngir gën ci am leeral nag nañ ci déglu professeur Ousmane Thiaré nekk recteur université Gaston Berger. parce que l'université il faut ñu xam ne ba mu ubbee ba léegi en 1990 ñëpp ay def informatique. faculté boo mënti nekk da ngay def UFR boo mënti nekk da ngay def informatique loolu aussi choix boo xam ne la choix boo xam ne kenn regretté wu ko aujourd'hui parce que étudiants yi ñuy formé macha allah ñu ngi génn ñu ngi yàlla mu ngi leen di dimbale ñu ngi liggéey moo tax série de conférence dafa am importance ñun moo tax ñi ci woo étudiants yi nekk université yu mel ni bu amee il faut ñu ñëw xool lan moo xew ci biti parce que aussi université dafa nekk benn cloison boo xam ne il faut mu génn aussi pour xool li nekk ci biti moo tax ñun si formation yi ñuy délivré ñu ngi def tout ba xool ba xam li nekk ci biir lan la entreprise soxla ñu jël ko aussi jëm ko insérer suñu formation peut-être que ñu ngi koy def mais des na lu bëri te genre conférence yi bu amee day tax ñëpp xam ne ñëpp jël conscience que il faut encore ñu xool lan la xale lan la entreprise yi bëgg parce que entreprise ñoom ñoo recruter ñu mun ko aussi dugal suñu formation et puis dina rataxal suñu diggante yi entre université aussi ak privé bi ça c'est important. nu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi daañu wax ci dem géeg dikk géeg embouteillage yu bëri ñi nemmeeku ci Ndakaaru loolu nag di andi ay jafe-jafe léeg-léeg ci ñi nga xamante ne ñooy dawal ambulance yi léeg-léeg sax ngir yenn woto yi daal di wàcc xàllal leen yoon bi mu doon lu jaadu duñu ko am bu fekkente ne am nañu ko bëgg a def sax yoon yi ni mu xatee moo tax duñu ko mën a def ak lu mu ci munti doon ñoom ña nga koy ñaawlu reportage Mamadou bi passi soxo si di ña dañuy faral di gis ay ambulance yuy càng ci ay embouteillage ba tax duñ ci mun génn di andi parfois ay complications. maa ngi fàttaliku benn cas boo xam ni benn jigéen la woon bu waroon accoucher donc ak antécédent yi mu amoon c'était très difficile pour ñun ñu gérer ko mu menacé woon def une rupture donc mu saigné donc c'était très difficile parce que fi ñu jaaroon jour boobu c'était une route boo xam ni benn voie kese la woon. donc même oto yi bëggoon nañ jéem nañ def nañ seen kéemtalaay kàttan pour ranger mais mënul woon nekk. am na benn cas bu ma ci dund benn jigéenu wérul la woon buñ doon yóbbu comprendre nga embouteillage bi sonal ñu lool ba ñuy yegg dafa dugg rek après doom ji moom moo rëcc quoi mais yaay ji dafa mujj ñàkk bakkanam quoi. ñenn ci dawalkatu ambulance yi nag parfois duñu am information yi tax ñu mun contourner yi les problèmes waaye agent yi nekk ci circulation yi. dinañ leen faral di yombalal seen liggéey. déjà ak le fait que am na automobilistes yoo xam ne ñoom bu ñu déggee sirène ambulance bi rek déjà dinañu ranger pour may ko mu jàll. agent de police yi aussi ñu ngi leen di jaajëfal ñoom aussi chaque fois bu ñu déggee ambulance bi ñëw sirène dinañ def le tout pour que mu mën a jàll. mais ñuy ñaawlu aussi des fois travaux yi ak yi nga xam dañuy baare sans pour autant ñu yëgal ñu parce que bu ñu doon yëgal aussi. dinañ mën a xool yeneen alternative wala yeneen voies yoo xam ne bu ñu fa àggee bu ñu fa jaaree dina gaaw. pour brancardier bi nag di faral di ànd ak ambulance yi dawalkatu oto yi duñ leen yombalal seen liggéey. situation yi jànkonteel ci yóbbu malade wala jëli ji malade bëri na parce que tali bi da ngay génn taal sa sirène taal sa gyrophare gars yi duñ la faale la naan yaboo kenn wala amoo priorité wala loolu la ñuy wax souvent. des fois nga wàcc sax ñun nii des fois ñu wàcc daw ci oto bi ci kanam ñaan mais duñ la faale quoi. ambulance nag moom bu jëliwul malade mi ngi yóbbu malade bu fekkee dem na bay jëli ji malade rek xam nga ne malade boobu toll na ci condition yi nga xam ne ambulance daf ko war a jëli yóbbu ko ci beneen hôpital. su fekkee ñu bëri ci dawalkatu oto yi bàyyi ambulance mu jàll bokk na ci seen habitude xat-xatu tali yi nag tax ba des fois loolu du doon lu mun nekk. beneen ponk ci biir xibaar yi biti réew ca Gambie la ñu koy dooree ñoom nag daal nañu soobu ci xeex jaarale ko ci wàllu mu yoon déposé plainte ca cour internationale bu justice jagleel ko ñi di waa Birmanie nag ñoom dañoo beddi xeet doomi réew rawatina ya nekkee ñoom ñi ñuy woowee Rohingyas di ay jullit nekk foofu loolu nag mu nekk ab xeex boo xamante ne soobu nañ ci mu tàmbalee jur jixi jaaxa ca réew mu Amadou Bari
bataaxal la jëruñ Gambie bu yor wàllum justice Aboubacar Tambédou feesale dogal bu nguuru Gambie jël yóbbu ci kanamu yoonu Birmanie ndax li mu def jullit yu dëkkee ci réew moomee ñu duppee leen Rohingya. Gambie daal di sukkandiku ci violation convention buy tere faat xeet tubaab di ko woowe génocide. réew Gambie daal di wax ni Birmanie sàmmantewul ak santaane convention boobu lu muy def Rohingya yi nekk na lu war a metti bépp jullit. plainte Gambie nekk réew jullit ci téeméer boo jël lu ëpp juróom-ñeenti fukk yi nekk ay jullit sukkandiku ci ay seede yu bari yu ñu jëlee ci camp de réfugiés yu nekk ci Bangladesh. procédure bi nag mën na yàgg moo waral Gambie laaj këru àttekaay àdduna boobe mu santaane Birmanie mu bàyyi yu mu nekkee te mu teg ay daan defukatu ñaawte fii. bu loolu weesoo Gambie daal di laaj cour international de justice mu jël ay dogal nu mu gën a gaawee ngir aar junni nit yu nekk ci camp de réfugiés yi. ci tuuru réew jullit àdduna si jëruñ Gambie bu yor wàllum justice wax ne wàllum Rohingya yi nekk na lu soxal ñépp. bum si wale bataaxal boobee Gambien yu bari di laaj ani li waral seen réew ci dëkk OCI yépp moom kese mooy porter plainte contre Birmanie ak dossier justice yum amee ci réewam yépp. ñu daal di dem ca France fàttaliku nag la fa amoon fukki fan ak ñetti ci weeru novembre atum 2015 di ab congo juróom-benn ci ay cong yoo xamante ne terroriste ñoo ko defoon ci réewum France lu tolloon nag téeméer ak fanweeri doomi aadama ñàkk ci seen bakken waaye ñetti téeméer ak juróom fukk jële woon ci gaañu yu métti ñu dellu si waat ci mbir mi ak Cheikh Sall. lépp a ngi dooroon ci match amical de match xarito bu doxoon diggante réewum France ak Allemagne ci Stade de France. juróom-ñeenti waxtu yu toftal fukki minute ak juróom-ñett daal di jot ak ndell daal di jaxase feet ma di bomb boo xamante ni bii moo explosé lu yàggul dara yeneen ñaar daal di it topp ci ginnaawam. xalaatub attaque terroriste daal di jip ñu jàpp ne dañ leen a cong ñoom réewum France ñetti explosion ñu jàppe ko ay kamikaze nekk loo xamante ni bii ñëw na indi ay jéey yu doy waar ci diwaanu France. benn doomi aadama ñàkk ci bakkanam yey ni fukki jëli ci ay gaañu-gaañu. ay minutes ci ginnaaw bi juróom-ñeenti waxtu toftalee ñeent fukki minutes ak juróom ñetti commando terroriste jël seeni fetal ñoom it wutale am mbooloo moo xamante ni bii ñoo nekkoon ci benn terrasse restaurant wala bar jël fetal yooyu sox leen sox yu métti ñoom ñooñu ñëpp tamit am ay mbooloo mu bëree bëri yoo xam ne ñoo fa faatu. loolee amee ci 10e ak 11e arrondissement bu Paris ñu ngi doon xayma lu toll ci fanweeri nit ak juróom-ñeent yu ci ñàkkoon seen bakkan fanweer ak ñaar jël ci woon ay gaañu-gaañu. kenn ci ñi nga xam ne ñoo def jéye nag daal di ñàkk ba kanam ginnaaw bi nga xamante ni bii tàllal ndell ci boppam waaye faataalewul kenn. yeneen ñaar ya fëkk seeni dàll daal di daw. lu ëpp ñeenti téeméeri bal lañ fa soqi ci diirub ñaar fukki minute képp ak lu tolloog téeméer ak fukk ak juróom benn yi cartouche yoo xam ne jóge na ci armée yi ñu yoroon di Kalachnikov. bi juróom-ñeenti waxtu toftalee ñeent fukki minute ñetteelu groupe daal di dugg ci biir Bataclan fekk fa ñi nga xam ne ñoo doon seetaan concert bañ fa doon amal. soqi leen ay balu fetal ñu bëree bëri ci ñoom ñàkk seen bakkan. tolloon ci juróom-ñeent fukki doomi aadama yoo xamante ni bii ñoom lañ fa faat ci bal ñu fa soqi. ñoom ñett ñoo ñëwee faat doomi aadama yi nag ñaar ñu daal leen di faat ci saasa ginnaaw bi nga xamante ni bii takk der ya fekk nañ leen fa. ay simili ginnaaw ba président bu France di François Hollande daal di proclamer li ñuy wax état d'urgence ci réewum France ndaxte ay doomi aadama yu baree bari ñoo fa faatu. woote it ñëpp boole seen doole donte jéey ji leen dikkal métti na lool. juróomi fan ginnaaw ba ñaar ci terroriste yi nga xamante ni bii rëccoon nañu ñu teg leen loxo ginnaaw juróom-ñaari waxtu yoo xamante ni bii ci lañ leen doon rëbb. ginnaaw ati enquête yu bari nag bi le procès jàpp nañu ne dinañ ko ubbi ci atum 2021 muy doon lim bu toll ci fukk ak ñeenti doomi aadama. yoo xamante ni bii fukk ak benn ci ñoom ñu ngi ci détention provisoire ci ñoom ñooñu nag fës ci ñoom ki nga xam ne moom la ñuy wax Salah Abdeslam di kenn ci ki nga xamante ni bii bokkoon na ci googale jéyee nga xam ne amoon na ci diwaanu France. Cheikh Sall li des ci xibaar bi di réew daañu dem ca Guinée ak ca États-Unis ñu ànd ceeg yow ba tey. diwaanu Guinée Amnesty International mu ngay artu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di nguur ga di wax ni bët yu xonq fi ne nii la ñuy xoolee jamono yi élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci atum 2020 moom muy artu ki nga xam ne moo di njiitu réew ma Alpha Condé ngir mu dakkal
armée bi nga xamante ni bii mu ngi leen di woo si manifestation yi nga xamante ni bii askan wa ñu ngi koy amal ndaxte bu ñu sukkandikoo si biir rapport nga xam ne Amnesty International amal na ko mu ngay wax naan lu toll si fukk ak juróom-ñaari civil ak benn gendarme ñàkk nañu seen bakkan lu ko dalee si fukki fan ak ñeent si weeru octobre ba léegi si biir dëkk nga xam ne lu toll si fukk ak ñetti millions doomi aadama ñoo fay yeewoo muy woo gouvernement bu Alpha Condé ngir ñu wàññi taral gi nga xam ne doon nañ koy taral ndaxte ñoom mu ngi leen di fàttali ne defoon nañu ay jéego yu am solo diggante bi nga xam ne fal nañu leen si atum 2010 yeesal fal googu si atum 2015 dakkal nañu peine de la mort si atum 2017 wàññi it li nga xamante ni bii moo di torture bi si atum 2016 waaye tamit indi ab loi boo xamante ni bii mooy indi ordre si biir réew ma si atum 2015 moom Amnesty International di fàttali Alpha Condé taxawaayam si biir rapport nga xam ne moo fës si atum 2015 2019. réewum États-Unis ginnaaw juróom benn ayu bésu huis clos maanaam waxtaan wi nga xam ne doon nañ ko waxtaan ci biirub nekk tëju ngir mën a destituer ki nga xam ne moo di président ba fa nekk di Donald Trump ci àllarba ji dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru novembre ubbi nañu boobulee lël mu nekk public jamono ji ñëpp mën ci àddu ñaar ñi nga xam ne nag war nañ leen see diglu moo di William Taylor mi nga xam ne moo di chargé des affaires américain ak ki nga xam te ni bii moo di George Kent nekk haut responsable foofu ci département d'état spécial bi nga xam ne moo nekk ci réewum Ukraine mu nekk benn lancé d'alerte boo xam ne ñoom ñaar jàpp nañu ne dañoo gis ci di Donald Trump mu dugal loxoom ci lu jaarul ci yoon ci mbirum réewum Ukraine waaye tamit gàkkal bu baax a baax noonu la démocratie doxee ci réewum Amérique muy loolu loo xamante ni bi nag way taskatu xibaar yi jàpp nañu ne bi la destitution bu muy du ànd ndaxte ñi nga xamante ni bii ñoo di Sénat bi nga xam ne majorité bi yëpp ay républicain la ñu dinañu yëy yàbbi ci mbir mi te kàddu gu mujj gi sax ci ñoom lay mujjee Donald Trump nag nekk ab defantekat boo xamante ni bii bàyyiwu leen benn yoon di yëkkati lu leen neex di teg ci ab deram mu ngay tontonteeg ñoom naan leen réewum Ukraine lañ fay doxal seen yoon nekku ci. tàggat yaram CAN 2021 ci Cameroun jogante yi nag jëm ci wàllum éliminatoire yi daal dinay door tey jilee Sénégal di janook ñi nga xamante ne ñooy waa Congo ñu ngi am jamono ji fële ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal nag mi ngi bokk ci groupe I boobee nag mi ngi ci bokk ak waa Eswatini waa Guinée Bissau ak Congo mi nga xamante ne moom lay janool jamono ji ñuy àddoo ñu daal di wax ci leneen ci aada ak cosaan ji fukkeelu salon national bu art visuel mi ngi wéyandi ba tey ci loolu nag ñu daal di fay xuus soo xool lan mooy taxawaayu artistes yi gannaaw tey jii la nag ñu doon amal ab benn ndaje ci biir boobule festival art visuel ndaje boobee nag di ab exposition maanaam dañ doon fësal li nga xamante ne mooy seen liggéey bokk na ci ay nataal waaye it ay peinture yoo xamante ne doon nañ ko fësal bu baax gannaaw gi nag ci lañ woote woon ci seen biir doon ci waxtaan lan mooy taxawaayu artiste ci biir plan Sénégal émergent Mamadou Bipa Sissoko Souleymane Diallo. ay photo ay tabax ak ay peinture lépp lu bokk ci art visuel fësaloon nañ ko ci exposition bile Sadia Sow di ab artiste te atam toll ci fukki at ak ñeent tableau bi mu tuddee électrifié bokk na ci ñu doon exposé. Quand j'avais 5 ans. bi ma amee juróomi at laa commencé di dessiner booba nag fulaalu ma ko woon dëgg waaye ci fukki at la mbir yi dëgg door. ak yitteel na bu baax a baax réewum Sénégal ndax bis bu jot ñu soxla internet courant ordinateur wala oto kon jot na ñu xool naka la ñuy jëfandikoo li ñu yàlla jagleel li ci mel ni jant bi. Comme le soleil et les panneaux solaires. exposition bi nag ñu tuddee Sentu ñu ngi koy amal ci 10e salon bu art visuel fii ci Sénégal thème bi mooy place yi artistes yi am ci plan Sénégal émergent. place su artiste sur PSE yaakaar naa ne dafa nekk loo xam ne nii artistes yi ñoo ko war a répondre parce que yaakaar naa ne ñoo war a tontu parce que dafa nekk loo xam ne nii du dañ koy xalaat di ko gas muy génn ci xel dafa nekk loo xam ne nii artistes yi ñoom dañ ko jël wékku ko ci mur yi ku ñëw xool nag li nga ci gis yaa ko xam. même su fekkee ni thème bi ci wàllum place su artistes yi ci plan Sénégal émergent la. benn ci exposition yi mi ngi fàttalu histoire u Sénégal ngir di gën a mën a sóobu ci ëllëg. tey dama ñëw participer ci salon bi pour andi histoire Waalo histoire Nder te bu ñuy wax Nder dañuy wax talaatay Nder bu ñu waxee talaatay Nder ñëpp xel yi dañuy dem ci Ndate Yàlla nag dafa nekkoon jigéen bu jàmbaar bu doon xeex ak tubaab bi
ba ak BRAC du Waalo parce que Waalo am nañu 52 BRAC yooyu nag moo tax ma symboliser BRAC du Waalo bi pour nag nit ñi génération yi xam lan la fi suñu maam yi defoon histoire bi nag su ma koy révisiter sama histoire laay révisiter ndax man descendante directe la bu Ndate Yàlla. exposition bu salon national des arts bi nag amaan na ginnaaw bu mu toogee juróom-ñetti at te amuloon li nag dina tax ba jeune artistes yi gën a mën a fësal seen bopp. jaajëfal bu baax Mamadou bi passé sa xom mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye andi leen xibaar yi jëm ci wàllum nasaraan jërë ngeen jëf wasalaam.